asalaamaaleykum mbokk yi luy ay di jàmbat tey jii suñu émission bi nga xamante ni yéen a ngi koy faral di topp saa su nekk si xibaar 24 TV www.xibaar24.com ak sunu mboolem support ñu ngi ko jagleel génnub njiitu réew mi si conseil des ministres du 23 décembre 2020 am pàcc boo xamante ni dañ ko jagleel lépp lu aju si wàllu presse en ligne bi xam ngeen ni nag presse en ligne buñ ko waxee mooy at yi di ñëw wala at yi ñu dund dafa tàmbalee bare. ba sax commencé am ay jeexintal lu ñàkk waaye président Macky Sall boo xoolee si li nga xamante ni moom mooy communiqué bi dafa wax ni kat liñ siy ñaawlu mën na nekk mu salfaañe maanaam booloo bi am si biir réew mi wala sax mu dem ba mu jigi dina nasaxal état ak lu ci mën di am war nañ ko waxtaanee kenn mënul tudd nag presse en ligne si biir réew mi te doo tudd Touba ndax bu Dakar nekkee capitale démographique bi. Touba mooy deuxième capitale démographique waaye bu nekkee capitale digitale aussi Touba kenn mën ko sooy génnee ndaxte fii bari na ay site bari na ay chaîne bari na ay support du manière générale moo waral tey ñu ñëw na dajaloo fi nga xamante ni mën nañu wax ni fii mooy maison de la presse en ligne ndax lu tolloo 4 ba 5 sites ñu ngi ñëw fii di fii liggéey chaque jour seen base nekk fii ki ñu jàkkaar lool moom mooy Fallou Sylla di admin bu assalami.net ñu fas yéene waxtaan nag tey si ponk yoo xamante ni ñeel na génnub njiitu réew mi Sëñ Fallou directement dañuy attaqué ak sorti njiitu réew mi à travers le communiqué du conseil des ministres du 24 décembre 2020 tey loo si jàngat. waaw jërëjëf sëñ Babacar maa ngi leen nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel site internet bi di rafetlu tamit liggéey bi am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def muy waa xibaar 24 ni nga ko waxee rek. démb ginnaaw bi ñu liiree communiqué conseil des ministres bi si lañ gis ne président de la république Macky Sall wax na ci ngir ñu réguler maanaam li nga xam ne moo di site internet yi ñu tegaat leen ci yoon le fait que mën na ñu tegaat leen ci yoon kon loolu day wundu ne am na ci site internet yu bëri yoo xam ne teguñ ci yoon wala ñu ngi def loo xam ne wuute naag lañ leen doon xaaree wala wuute naag li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy seen liggéey wala moom mooy seen moom lañu war a wane ci liggéey bi nga xam ne moom lañu koy def loolu nag ay fee la yoo xam ne ku dul président Macky Sall sax seetlu nga ko ndax donte ñu ngi ci milieu bi du ma ne damay jëlal défense suñu bopp mais dañuy wax li naan góom bala nga koo faj da nga koy xoos ba mu set nga def ci alcool xëy na mën naa saf bu boobaa mais bu wéree mën ngaa tàggoog moom fee yi mi ngi fii parce que bëri na fii ay site internet yoo xam ne fii Sénégal que ça soit à Touba à Dakar à Kaolack à Ziguinchor partout au Sénégal muy ay site internet yoo xam ne tey respecté wuñ li nga xam ne moom mooy les règles d'éthique et déontologie duñ ci sàmmanteeg leen lan moo leen yitteel mooy information boo xam ne buñ ko jëlee danañ ko titré noo xamante ni koo gis da nga jàpp sa gémmiñ da nga yàkkamtee gis lan moo nekk ci biir le contenu ñoom leen intéressé c'est pas ngir joxe information nit ki mais la leen intéressé mooy am benn audience di attirer nit ñi ngir ñu visiter seen site wala fekkee ne chaîne YouTube la ngir ñu mën a dugg seen chaîne YouTube di visiter li nga xam ne moom mooy vidéo yi ci nekk moo tax à chaque fois dañuy jël ay titres yoo xam ne du méngoo sax ak li nga xam ne moom mooy vraie information bi nga xam ne moom moo nekk ci site bi donc loolu benn la ci leneen tamit bokkaan na ci yeneen information yi nga xam ne dañ ciy focaliser wu à chaque fois muy côté sensationnel bi dafa bëri ci site internet yi toujours li ñuy wax mooy wàllum awra wàllum sexe toujours site internet yu bëree bëri loolu la ñuy xëy suba ba ngoon doo gisee am na site internet yoo xam ne mënoo xëy suba ba ngoon nga xool ko te gisoo si ñuy wax ci lu mel noonu des fois sax ay histoire yoo xam ne dañ koy inventé la ay scénario ngir bëgg nit ki mën a xool loolu nag nekk na loo xam ne bëri na ay dérives yoo xam ne mi ngi ciy am te c'est normal en tant que chef de l'État le président de la République mu jóg réagir parce que lii yéex na ko def te lii bu amee ñoom am nañ ci part de responsabilité. ginnaaw bi ñu jógee ci Assalaamy ak administrateur boobu di Fallou Sylla ñu ngi ak le promoteur du groupe Mouride Info Serigne Mbacké Dieng mu nekk expérimenté ci wàllu wu ni mel ndax am na ci une expérience de quelques années ñu fas yéene waxtaan ci décision boobu njiitu réew mi jël ngir ñu mën a xoolaat saytuwaat taxawaayu site internet yi nekk ci biir Sénégal donte nag ñun ñu ngi fii ci Touba mën nañu concerner comme ni ma ko waxee woon ndaxte ñooy deuxième démographie du Sénégal waaye bokk nañ ci li ëpp ci li itteewoo wàllu jumtukaay ci wàllu xarala yu bees yi site yi bare nañ fi chaîne YouTube bare nañ fi également page yi bare nañ fi tey jii nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bare
décision bu ni mel d'abord Serigne Mbacké Touba lan moo si war a doon taxawaayam ndax jàpp nga ni mën na leen laal bu fekkente ni appliqué nañ ko. jërëjëf Babacar ci visite bi nga amal tey fii ci bureau bu Mourides Info damay nuyu ak ziar ñi nga xam ne tey ñoo ñu nar a seetaan ci reportage bi ngay def nii di wax ne que ne démb dégg nañ ci biñ génnee ci conseil des ministres communiqué bi nga xam ne que ne wala allocution bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall def na ko lu jëm ci la presse en ligne ñun ñu ciy àddoo ci jamono bii fii ñu nekk ci diggante Mbacké ak Touba. dafa fekk ne rek li mu wax day fekk si lu xam ne que mën naa nekk ci ay sorties yu ñu defoon ci ginnaaw junjoon nañ ko muy keroog bi ñuy dem ci benn réunion bu ñu woowoon ci bi ministre di rencontrer les acteurs de la presse en ligne du Sénégal mu nekk loo xam ne que ni état du Sénégal depuis Abdoulaye Wade ba léegi ñi ngi bëgg a régulariser li ñu wooyee la toile muy presse en ligne comme ni nga ko waxee waaye dafa fekk ne que ni dafa nekk benn milieu boo xam ne que ni jafe na pour nga cadrer ko ci li tax ma ne jafe na pour nga cadrer ko mooy pàcc bi ñu nekk comme ni nga ko xamee. nekkul ne les professionnels kese il y a des professionnels des amateurs et même des communautés culturelles yu nga xam ne que ni dañuy créer seen yëfu bopp bu may woo communauté culturelle mooy benn kërug diine wala benn daayira bu nga xam ne day sos yëfam soit muy YouTube wala muy Facebook wala mu créer benn plateforme boppam bu nga xam ne que ni moom fa lay communiquer pour atteindre ñi nga xam ne que ni ñoom lay waxal des fois nag day am amalgame ndax traitement de l'information jotewut ak un traitement bu nga xam ne dafa jëm ci benn communauté bi propagande benn communauté c'est pas la même chose muy loo xam ne moo xaw am jafe-jafe wala moo am tendance bu exister fii ci région bu Diourbel te loolu day fekk si sax ni ma koy sàmm di waxee ñaanuk Serigne Touba Serigne Abdou Lahad ci ñaan ngam ñaanoon ndax boo xoolee la communauté mouride ci àdduna bi li mu am ci ay plateforme soit ci télévision wala rajo wala rawatina internet benn communauté amu ko loolu nekk benn jafe-jafe bu nga xam ne que nii tey moo imposé wu ba tey bu président jëlee dogal boobu ngir bëgg ko rationaliser yaakaar naa ne dina am jafe-jafe trop Babacar. voilà léegi au niveau de Touba mën nañu wàññi site yi maa ngi ko doon lim sànq fee ni am na fi Mourides Info comme am na fi Assalaamy am na fi Rafa TV waaye nag académie mi naan def na site également am na fi tamit xibaar24.com am na fi tamit Sunu Info am na fi actu24.net ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais dañu gis ni y a la floraison des chaînes YouTube pourtant ñoom ils jouent le même rôle que les sites ndax ñi ngi joxe des informations yu yeneen supports yi nekk Dakar di jëlaat di koy traité waat tey jii est-ce que ñoom loolu ça les concerne les chaînes YouTube à part ces sites cités. waaw xam nga Babacar bala ñuy ñëw ci ba xam war na wala waru leen dañuy ñëw ñu expliquer ci benn aspect lan mooy chaîne YouTube ak lan mooy page Facebook dañoo nekk ay supports sociaux communauté yu nga xam ne da lay permettre pour nga stocker bi denc fa ay vidéo pour bu ëllëgee wala mën ko jox nit ngir mu seetaan ko muy soit Facebook wala muy YouTube loolu moom moo ko tax a jóg ay support la yuy accompagner site internet tey boo xoolee li nga xam ne moo indi jafe-jafe wala moo indi tey waxtaan wi ñu war a séq ak yow mooy ne ñooñ ñuy woote ñuy wax ne tey dañoo nekk fii di tas xibaar tey bu ñu nekkoon 10 9 yëpp ay chaîne YouTube lañ tey boo demee ci seen i plateforme doo fa fekk benn support web bu nga xam ne dina leen permettre tey bu ñu amul vidéo ñu mën a traiter l'information te l'information dafa nekk ci 3 aspects soit mu nekk écrit wala mu nekk vidéo wala mu nekk son wala mu nekk photo 4 aspects plutôt mais xam nga tey li ñu gën a sonal mooy li may woowee sànq mooy les groupe de presse yi nga xam ne que ne wala ñi nga xam ne dañuy ñëw ci benn management community yi xam dañuy defal propagande benn daayira wala ñu defal propagande benn kër wala ñu defal propagande benn nit xam nga loolu ak le fait de traiter des informations c'est différent te code de la presse bu bees bii tax gars yi di pousse di wax dafa wax lu leer dana bépp sénégalais boo xam ne que ne bëgg nga créer benn maison de presse am nga droit def ko ci règle de l'art code bi li mu définir dafa leer muy man sëñ Mbacké Dieng bu mu nekkul journaliste tamit am naa droit créer benn groupe de presse bu nga xam ne que ni en tant que sénégalais am na droit def ko mais le responsable de division mooy ki ñu wooyee le directeur de publication doit avoir un background comme ni ko code bi waxee xam nga loolu dafa nekk ay préalable yu nga xam ne que tey Youssou Ndour du journaliste mais dafa taxawal groupe jox ko ay professionnel ñu di ko gérer xam nga tey ñun li nar a nekk suñu facteur de blocage mooy tey j'en ai vu pas mal de jeunes yu nga xam ne que ni tey nii ci ay groupe lañ nekkoon comme ni nga ko limee sànq mais dañoo jékki-jékki rek gis leen ñu fel seen yoon créer seen compte YouTube yi bopp ils n'investissent pas ils n'ont pas de bureau ils n'ont pas de matériel ils n'ont pas d'accompagnant ils n'ont pas de quelqu'un qui traite les informations moo waral des fois nga gis loo xam ne que ni loxo day dem ci gémmiñ te yóbbaale lépp ti Babacar. léegi dans ce cas Touba am na association de la presse en ligne yoo xamante ni peut-être que mën nañu jàpp ni loolu nguur gi di wax
bu accès fii Touba xëy na dina yomb ndax presse en ligne boobu noonu moo yor taxawaay bi jàpp nga ni force la bu war a tax ñu mën a maanaam réguler wàllu lépp lu traitement ici à Touba la presse en ligne lu kuréel gi fi nekk. non non kuréel googu mënagut a am force pour opposer loolu nga xam ne que ne moo jëm démb ñu gis ko. non maanaam boo déggee man ma ne opposé pour faire face pour veiller ci dafa nekk ñaari anam yu bokkut xam nga sëñ Mbacké Dieng bi mu ñëw di créer Mourides Info dafa dem wuti tous les papiers administratifs yi nga xam ne que ni moom la ko code bi wax ngir mu mën a taxawal le groupe de presse. parce que tey man bu ma nekkee commerçant am ma droit jékki-jékki rek dem Dubaï jënd conteneur ñëw indi fii il faut am passeport am sama carte commerçant am sama NINEA am sama lépp li nga xam ne moo may permettre pour mën a dem jëli bagage pour nga créer benn groupe de presse dafa am condition yu ñu la tegal condition yooyu da nga koy respecté ba pare ba groupe de presse bi soog a taxaw ñu soog a xool ba xam ndax maison de presse bi mën na évoluer ak code bu bees bi ou pas mais ñun li suñu problème mooy à 60% ci ñi fi nekk tey jii bu ñu leen laajoon les documents administratifs yi nga xam ne moo leen permettre pour ñu am ab groupe de presse ils ne l'ont pas amuñu ko. est-ce que cela dit que ni ñoom dañu mën a bokk tamit si njabootu presse avec le temps mën nañu fexe ba maanaam yembal lépp luy kayit parce que mel na kuréel gu bees gi ñu teg fii mi ngi dox si wàllu woowu d'ailleurs loolu bokk na sax si li nga tax a gën jóg. bu ma déggee baax kuréel gu bees googu wax muy correct moo xam ne mooy tribunal bi nga xam ne que ne. bi ñu taxawal fii laa si département bi quoi si commune bi demee commune de Touba pour la presse en ligne. loolu noonu tey je parle sous le contrôle de votre caméraman Khadim Ndiaye fekkee na ay réunions yu nga xam ne que ni depuis 2014 ci lañ leen doon insister pour que ñu jéem a màccoo ak li nga xam ne que ni moom la texte bi wax pour que nga mën a exister mais depuis lors tey boo xoolee ci milieu bi ñi ngay gis actuellement ñu nekk en vogue actuellement dans le département nga baal ma ci lim bi may lim muy académie Rafa Asalami Mourides Info tey ñi ci am ay plateformes yu nga xam ne que ni tey jii nii boo demee nga xam ne ñii nii lépp li nga xam ne que ni code bi mi ngi koy prévoir ils ne font pas 40%. xam nga loolu dafa nekk suñu problème parce que yëf yi du caagi ne rek Babacar kàddu caméra dem jël ay vidéo xam nga li ñuy daw ci weccet bi ngir YouTube wala nangam ak nangam di wut buzz ma ëppi abonné ma ëppi nangam liggéey bi nekkut foofu liggéey bi xam nga fa la nekk Babacar mooy li nga wax sànq fexe ba am benn plateforme digne de son nom bu nga xam ne que ni nit bu xëyee suba dana man de le temps que may jël sama tasse de café bala may xëy xaaral ma jël xibaar 24 ba xam lan moo nekk à la une xaaral ma xool Rafal lan moo nekk à la une pour que les informations nationales voire départementales mën a nekk à jour yow it nga am benn équipe de rédactionnel bu nga xam ne que ni dañuy mën a accompagner projet boobu. mbokk yi di wéyal seen reportage ñeel taxawaayu site internet yi si réew mi ni muy doxee ba tax njiitu réew mi wax nañ ko gën a saytuwaat Ousseynou Ndiaye la ñu toogal muy kàngam si 24 actu ñu fas yéene waxtaan di fàttali barab bi ñu nekk nii daanaka si Touba yëpp fi la nekk di wane ñu ngi joué un rôle important mais tey débat bu mel ni bu soulevé wu il faut que aussi ñu waxtaan si ak ñoom Ousseynou sotti njiitu réew mi si ñu mën a yembalaat toogaay bi defaraat site yi ñu mën a responsable noo ko gisee. voilà jërëjëf Babacar ñu ngi lay nuyu baax nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi lay topp ci xibaar 24 vraiment mu nekk loo xam ne lu nit ñu bëri doon yàkkamti la parce que liggéey boo gis ak yoonal daf cee am solo te liggéey boo gis tamit am na ñoo xam ne dañ koy infiltrer c'est-à-dire ñu nga xam ne dañ ciy dugg te bokkuñ ci donc bu nee nañ ko saytuwaat tegaat ko ci yoon loolu tamit dafay nekk lu am solo loo xam ne ñi nga xam ne ay professionnels la ñu nekk ci secteur bi loolu tamit yaakaar naa ne ñun dañu koy yàkkamti bu baax a baax parce que dañu toll foo xam ne mbir yi léegi dafa basculer wu jëm ci côté boobu donc mu war a nag segg am ci parce que li ñuy wax ñi gàmmook ñi raas dem bokkul parce que am na ci ñu bëri ñoo xam ne fi mu toll ñi ngi mbubboo site internet te bokkuñu ci wala bokk ni ñu koy defee bokkut ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee te it loolu dafa nekk image bu nga xam ne day ñaawal liggéey bi kon nag saytu gi moom vraiment lu ñuy rafetlu bu baax a baax. mais décision boobu jàpp nga ni concerné Touba du moment que Touba li fi ëpp ñu ngi liggéey si wàllu religion même bu dee côté politique amul dérapage affaire sensationnelle comme affaire buzz ak sexe yooyu si Touba yi du ko sax traité boo xoolee kon est-ce que jàpp nga ni ça concerne les sites de Touba. voilà ndax concerne na sites yi nekk Touba parce que foofu dañ fiy taxaw Babacar dafa am loo xam ne site internet ak compte YouTube chaîne YouTube comme ni ñu koy waxee parce que am na ci ñoo xam ne dañuy yor ay chaîne YouTube di mbubboo site internet alors que duñ ay site internet donc mooy ñi nga xam ne dañuy topp ci ginnaaw ci côté boobu nga wax xëy na dañ ko gën a ràññee ci ñi nga xam ne ci yeneen wàll gi la ñu gën a nekk mais bu dee nag au niveau de Touba gis nañ ne liggéey bi ñu ngi koy def liggéey bu rafet parce que am na ay site internet yu nga xam ne ràññee nañ leen fi lool waaye ñàkkul nag ay benn yoo xam ne vraiment des fois ñu def ay dérapage yoo xam ne vraiment da ngay xam ne lii ñàkk sàmmonteeg li métier bi jàngale loolu lay wone.
dérapage yooyu mi ngi ëpp chaîne YouTube yi je pense bien. dérapage yi. mi ngi ëpp chaîne YouTube locaux yi. chaîne YouTube yi nekk au niveau local. waaw mooy ñi nga xam ne xam nga métier Babacar nit ki da nga koy bëgg xam lan la métier bi laaj nga mën koo def mais am na ci ñoo xam ne dañ ciy dugg par occasion jékki-jékki rek dugg wala nekkoon ci beneen mbir doxul nga ne naa dugg ci nangam loolu du bokk ki nga xam ne dafa am passion bi bëgg ko jàng ko bu ma nee jàng ko soit nga jàng ko ci école yi wala nga jàng ko ñu formation sur le tas quoi day am wala. voilà parce que ñaar yooyu moo fi am ñaar yooyu yëpp daal vraiment mu nekk lu nga xam ne aussi tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax. jàppoo ni li tax ñu nekk en règle mënul jaaree ci association de la presse en ligne du Bawol. si Babacar mën na ko mais boobu day fekk nekk na que ni les membres de cette association wala ñi nga xam ne que ni sont à la porte de cette association aient confiance aux gens qui sont en tête pour leur orienter à avoir ces papiers. parce que nit ki mënoo ko jiital ba pare di ko fakastal mu lay wanu yoon ne la jaaral ni nga ne fii du ma fa jaar li ma neex laay def parce que des fois li gënoon a indi yëf yi mooy dañ daan nekk foo xam ne dañ ñun ñëpp dañ fa daan nekk comme ci men ndaje ñu bëri ñu ne lii kat ñoo fi nekk on est membre de cette association nañ defi nii dañuy gis ñoo xam ne dañuy tenir tête ne loolu duñ ko def mais instant bi dafa toll fu nga xam ne que ni l'union fait la force te l'union bi mooy li nga wax sànq on a des orientations yu nga xam ne que ni je salue le passage le président actuel muy Mamadou Bamba Niane bi nga xam ne que ni actuellement mooy exercer ak Mor Fall Mbaye bi nekk le vice président ñoom la ñuy xaar actuellement ba xam ñoom comme affaire bi am na d'ici quelques jours yan taxawaay wala yan disposition lañ ciy jël pour orienter les membres de ce groupe. pour ñëw ci dérive yi moo tax jiitu réew mi sax bëgg jël décision dérive yooyu est-ce que da nga ko constaté fii au niveau de Touba du moment que ñi gis ni la plupart on traite de la politique et de la religion suñu yoon nekkul ci sensationnel suñu yoon nekkul ci wàllu affaire sexe ak ay drogue ak yu ni mel jàpp nga ni kon Touba peut échapper de cette décision. Personne ne peut échapper à cette décision parce que li nga xam nit ki da koy waxtaanee ci ab ruq man sëñ Mbacké Dieng bu ma ko jëlee indi ko ci place publique ci penc mi ma publier ko Mourides Info je suis entièrement responsable de cette publication là. mi ngi mel ne Babacar Samb bu jëlee ab vidéo publier ko biir Xibaar 24 responsabilité pénale bi ci moom la nekk bu ñuy topp moom la ñuy topp duñ topp association bi moo waral que ñoom seen bopp ñu war a xam ba xam lii nii tey lu jar publier la wala yan conséquence moo ci nekk parce que booy daw dévoté vue tey ba publier loo xam ne que amuy preuve wala nga tuumal nit ki wala nga waxal ko loo xam ne leer na que ne lii nekku tey bu la indilee citation direct leneen mën na la jafe. cas yooyu du fi faral di am de li nga koy dégg toujours mooy presse bi nekk au niveau Dakar mais fii presse en ligne bi fii sont très corrects à mon avis wala. des fois man dam yàggul dara rek am na lu fi xew loo xam ne que ni y a des personnalités yoo xam ne dañuy dox médiation ci suuf wala du leen ko jaral ñu di la topp parce que ni ma la xamee noonu lañ lay xamee àdduna du leen ko jaral bu dee par rapport Dakar nag moom yow la man la pour laver honneur la dama lay atteindre pour ëllëg man ma mën a avancer pour tegle de côté mais yaana kenn mën a taxaw yëkkati loo xam ne presse bi ni amul lu mu fi publier wala diw wala kenn def fi lu nga xam ne jërul topp chaque jour ñu gis ko mais loolu xëy na nag niñ bokkee dëkk bi di dem leen dëgg dikkalante la plupart ñi les acteurs yi koy def ñu ne ñoom xamante nañ dañ naan Sëñ Mbacké Dieng jërul lu mu topp wala diw jërul lu mu topp bàyyi mu set. est-ce que gisoo ne aussi jàppale entrepreneur yi fi nekk comme yow muy man muy keneen ñu gën a mën a am màccu gën a mën a am taxawaay que mooy gën ñu toog di seetaan ba yeneen presse yi nekk au niveau de Dakar entre ay correspondants ñëw jouer suñu rôle te ñun ñoo gën a xam les réalités locales ñoo gën a am expérience ba pare naka gën leen miin terrain bi léegi jàppoo ni kon pour ce faire war ñu am ndimbal li si ëpp fekk dañuy liggéey ñu ngi liggéey la communauté war ñu am ndimbal au niveau en fait des dirigeants religieux ak des dirigeants religieux ak beneen ndimbal au niveau aussi tamit en fait du côté de l'État. dooguma la ma te yàlla bala suñu borom dog gis nga ndimbali si suñu loxo bi lay jógee boo xoolee l'avènement des sites internet wala des blogueurs yi xam ne ñoo am fii ci diggante Diourbel ak Touba problème bi yëpp du nga baal ma ci ni ma koy faral di waxee weccet la li ñu war a def mooy ñi nga xam ne que ne leer na leen 2 ans 3 ans ñi ngi Sénégal kañ ngay wax wala Touba moom. ci milieu point bi sax laay waxee point bi ñu seq ndax da ngay lëngoog nit 2 mois 3 mois 6 mois mu gis ne que ni tey mën na am weccet ci diggante bu gàtt mu daal dafay bàyyi au lieu mu jéem a préserver ce projet pour que projet bi mën a aboutir bu nga xam ne yéen ñëpp dina leen amal njëriñ day fil signalam dem gauche créer benn continuité mu nekk fa di dóor waar li ñu war a def mooy ne que ñu fexe ba raffermir li nga xam ne moom le président Macky Sall bëgg a def bala ñu ciy sóobu ñi nga xam ne ñooy site internet yi nekk Touba ñoom it nañ sóobu ci fexe liggéey bu am solo ngir boole seen bopp ñu doon benn di xàccandoo di dóorandoo ndax gis nañ fi ay ordre des médecins gis nañ fi ñi nga xam ne ñoo di avocats yi ànd doon benn gis nañ fi ñeneen ak ñeneen ànd doon benn ñi nga xam ne ñoo nekk Touba war nañ nekk référence
war nañ nekk référence ci presse bi au niveau du Sénégal. kuréel sax am na fi bu ñu taxawal. absolument na gën a dëgër rek bu dëgëree ñu formaliser ko kenn ko ci nekk dana mën a ànd ak kuréel googu te lépp lu ñu bëgg a def mën nañ ko def su boobaa nag ba ci ay formation sax mën na ci am ndax li ñu naan ndar xëyul xëy sotti ku ci nekk am nga foo jaar ba am foo àgg tey am na fi ay journalistes yu mag a mag ñu ngi lay tudd Sénégal ba ñuy tàmbali profession yi xamuñu woon dara maîtriser ñu alors que tey mënoo lim fukki journaliste Sénégal te leen ci boole.